Pour plus de vidéos replay, abonnez-vous sur la chaîne YouTube TFM. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. Voilà mi ngi noonu mooy chaîne YouTube bu télévision Futurs Médias min ngeen YouTube da ngeen dem YouTube def TFM ngeen am lépp lu ngeen xamal ne soxal na leen ci émission wala ci replay yi télévision Futurs Médias di leen dégtal yéen téléspectateurs yi am ngeen possibilité dem foofu min ngeen ko sax mais dañuy fàttali wax naa ko la répétition est pédagogique ngeen am possibilité di dem di xoolaat émission yi li xew ci biir internet bi foofu moom am ngeen possibilité di commentaire en temps réel ñuy gis seen ay commentaires mais surtout ci question yi nga xamante ne dañ koy tàmm di poser ci émission yi rawatina mooy rubrique bi nga xam ne soxal na leen mooy kii kan la wala lii lan la ci kanam dinañ ci ñëw bii jeudi dernier nag bàyyi nañ fi benn bu xaw a saf mais gis naa ne internet yi ku ci nekk réagir na joxe ci sa xalaat mais surtout joxe tontu bu baax bi moo tax tànn nañ ci kenn ci kanam dinañ ci ñëw gën ko yaatal leneen li mooy dañuy njëkkee ak information bi nga xam ne soxal na leen yéen temps yi yëpp ñu ngi wax coowal WhatsApp ak li mu jëloon comme décision ci mois de février bi ne dafa fas yéene boole maanaam jël données yi daal di koy partager ak Facebook wala Instagram mi nga xamante ni ñoom ñëpp Mark Zuckerberg moo ko moom. loolu nag créé fi benn buzz créé fi li tax WhatsApp dañu seetlu ni dafa daal di chuter maanaam ñëpp daal di génn WhatsApp wala ñu ci bari génn WhatsApp daal di daw dem ci yeneen application yi wala yeneen plateforme yi ñu mu ci mel ni Signal ak lii di Telegram. léegi nag loolu moo tax waa WhatsApp daal di dellu ginnaaw ñoom nee nañ lépp li nga xamante ni jàppoon nañ ko delluwaat nañ ko ba fii ak le 15 mai loolu moo tax ñu ne WhatsApp dafa dellu ginnaaw ci décision bi nga xam ne jëloon na ko ngir mën a boole données yi nga xamante ne am na ci digganteem ak Facebook ak WhatsApp. ba pare ci seen site officiel ñoom waa WhatsApp ñoo ñu fësalaat ne nit ñi ñoo leen comprendre wala ñoom ñoo communiqué wul bu baax mais ñoom jàpp nañ ni du rek li ñu fas yéene def du partager données yi mais yeneen décision yi nga xamante ne wala yeneen ay ci xarala yu bees yi ñu fas yéene jël ngir gën a mën a ñongal seen service looloo taxoon ba temps yi yëpp gis nañ ni yeneen plateforme yu ci mel ni Signal ak Telegram dañoo gën a yéeg ndaxte ñëpp dañu fas yéene woon génn ci wala doñ daal di doon daw di dem ci plateforme yooyu di Signal ak Telegram ñëwoon nañ ci man ak mairie expliquer leen lan mooy Signal nan lañ koy télécharger lan moo fa nekk comme sécurité donte du ñu jëkk ci di leen wax yéen internautes yi sécurité à 100% amul ci biir internet donc dañuy njortu ni rek fii la xaw a tane bu ñu jógee ci WhatsApp it bu ñu demee ci beneen plateforme bu ci mel ne ñoom Signal ak ñoom Telegram dañ naan foofu la sécurité bi nekk sax mais 100% amul ci internet sécurité 100% amul ci biir internet loolu moom il faut ñu koy wax à chaque fois ngeen koy gën a mën a comprendre. lépp lu ñu def ci internet bi moo tax ñuy wax yéen ngeen koy xool bu baax balaa ngeen a partager yenn yëf yi ngeen koy xool bu baax ndaxte bu njëkk ba dañ la daan wax balaa ngaa wax na nga xool sa làmmiñ bi bu baax a baax na nga ko remuer 7 fois mais léegi ci pouce bi la ñuy wax ndaxte lépp rek ñu ngi koy jaarale ci mbind mi ci réseaux sociaux yi ci internet bi nekk na lu doy waar loo xamante ni ñëpp a ngi koy partagé te balaa ngeen a partagé dara daal du ñu jóg ci di leen ko wax yéen ndaxte fake news yi bari na d'ailleurs am na benn vidéo bu ñuy partagé actuellement ñëpp peut-être tooñ lañ ko jëlee mais ñun tamit du ñu jóg ci di leen gën a fësal ngeen xam ne yenn vidéo yi balaa ngeen ko partagé ñu xam ko ndaxte ñëpp a ngi koy partagé donte dañu nduroo ñu dégtal leen vidéo bi après ñu ñëw expliquer leen. voilà mën ngeen réagir comme leen drôle gis nga tur ki ñu def ne ministre de l'intérieur la du moom dañoo nduroo pourtant wax nañ leen nan ngeen di def bay vérifier yenn vidéo yi donte yenn yi dafay xaw a technique trop à chaque fois bu ñuy dugalee yenn vidéo yi à chaque fois dee leen xool ci commentaire yi je pense que loolu moyen de vérifier certaines informations ci internet bi lu baax la te loo xam ne man mii dama koy utiliser ngir mën a vérifier yenn information yi boo leen dem ci commentaire yi à chaque fois surtout léegi internautes yi dañoo informé ba ñoom sax ñoo ñuy gën a informé parfois toujours dina am ñaar wala ñetti internautes yoo xam ne dinañ la jox information bu baax bi kii ñi fesal ne benn comédien la ku xamante ni ku voilà xumb la ku nekk fële ca Thiès jox nañu turam sax mais dañuy bañ a tooñ waaye du Antoine Diome peut-être dañu nduroo nag xam naa loolu tax ñu jël ko di ko partager ci internet bi waaye ay partage peut-être pour tooñ la mais c'est juste parfois pour vérifier wan leen ni ci jamono ji nga xam ne dafa nekk xaw a jamono ju xaw a compliqué moo tax toujours il faut ñuy fesal lii du Antoine Diome mi nga xamante ne moo nekk ministre de l'intérieur donte amul dara nekkul ci fecc ak ambiance ak tooñ garaawul ñëpp dañ koy def surtout ci jamono ji kii ñu ci
ku nekk ak ñun sénégalais ni ñuy dundee dañuy tooñ dañuy fecc dañuy ambiance comme ni ñu koy waxee waaye ci période yi ci vidéo bi nga xamante ni ñu ngi koy partagé du Antoine Diome mi nga xamante ni mooy ministre de l'intérieur mi nga xamante ni d'ailleurs bokk na ci ñi ñuy xaar tey ci mbirum couvre-feu beeg fi situation réew mi toll ci mbirum coronavirus rek nan lañ mën a xeexandoo ensemble ngir feebar bi jóge fi leneen li am na beneen vidéo bu def buzz wala benn information bu def buzz ci week-end bi depuis fin semaine bi jàpp week-end bi ba ci tey jii ci suba si ñëpp a ngi koy partagé mooy mbirum policier boobu nga xam ne dañ ko radié ba jur fi coow ku nekk di def ay live ku nekk di wane sa gëm-gëm ñëwoon nañ ci tey ci suba ak Maymuna ñëwoon ci expliquer ci lan la ci texte yi wax waaye ñun duñ ci dugg leneen li nga xamante ni soxal nañu mooy li ci internet yi gën a partagé le fait que mobilisation bi am ku ci nekk dajale li nga yor mooy murit yi ñëpp jàpp ci ngir gën ko mën a jox ay koppar yoo xamante ne dina tax mu fàtte li nga xamante ci peut-être erreur laa ko mën a tuppee wala tooñ la wala leneen la peut-être ñenn ñi internet yi comme ni ñu koy xalaatee ne jaar na ko ci dundam ba ñu dàq ko bu ñuy wax dàq nag ñëpp dañuy xalaat njabootam dañuy xalaat li mu jot a def ci ay service ak yooyu waaye ñun ñëpp dañuy juum peut-être du samay commentaire parfois ñun amuñu sax droit di commenter ci yenn yëf yi mais dañuy juste joxe information bi en tout cas moom policier bi ñëpp ñi nga xamante ne ay taalibe murid lañu ñëpp ñi nga xamante ne aussi ay murid lañu jàpp nañ ci def ak mobilisation ba collecter xaalis koppar gu bari daal di ko koy jox mi ngi def ay visite nag ci yenn chefs religieux yi ñu koy gën di ñaanal peut-être ngir gën a wax wane ni d'accord ñu peut-être ak li nga xamante ni mooy rajo boobu ñu ko def moom policier boobu en tout cas information la bu jàll ci biir internet bi te émission bi li xew ci biir internet bi la lépp luy information li xew ci biir internet bi ñu gis ni da leen di soxal yéen internautes yi yéen téléspectateurs yi dañ koy daal di partager kon ni muy xewee nii ci jamono ji ku yor sa téléphone portable nag di connecté wu Facebook actuellement fii ci Sénégal ak partout bu la information Sénégal soxalee rek di nga gis xibaar yi nga xam ne ñun dañ koy partager te internet bu ci nekk di ci yee yàbbi ku nekk nag internet ku nekk nag te ci expert la ci lépp ku nekk di def ay live ku nekk di joxe sa xalaat ci yenn yëf yi ba actuellement moo gis muy def yenn tollé yi waaye toujours ñun duñu jóg ci di leen gën di fësal naka ngeen koy utiliser ci jamono ji ak naka ngeen vérifier yenn information yi mais surtout balaa ngeen a partager duñu jóg ci di leen ko wax nañuy xam bu baax li ñuy partager ndaxte fake news yi bari na ci jamono ji leneen li mooy am na ci subaak léegi wala démb ci guddi ba léegi nii ñëpp a ngi partagé benn image wala ay image ci réseaux sociaux yi toll na ci plus de 200 et quelques photos yu ñu gis ci page officielle bu Cheikh Yérim Seck mu teb ci ab commentaire ñëpp nag daal di ciy jaaree di tooñante comme li xew ci internet bi pourtant moom mi nga xamante ni mooy Cheikh Yérim Seck page officielle am la ñu bind donte fësaloon nañ leen fi ñëwoon nañ fi di leen fësal nan la ñuy xamee yenn page officielle yi d'habitude dafay am lu ñu certifié mooy lu bële li en attendant Facebook di ko def comme ni ngeen koy gisee ci am na beneen page bu Youssou Ndour bu ma doon wan mi ngi nii la ñuy wane ni page bi dañu ko certifié c'est-à-dire dañu gis ni page bi boo gisee li ñu certifié mooy di Youssou Ndour ci boppam moo ko moom mooy c'est certifié maanaam c'est officiel beneen li dal Yérim Seck nag page am donte c'est bien moom la fësal na ko def beneen post tey ci suba daan ne page am la waaye géré wu ko maanaam dafa am ñeneen ñu nekk ci ginnaaw di ko gérer donc photo yi mu partagé dafa juum ñu partagé photo yu bari yooyu erreur la day am ci internet mais parfois nag ci mbiri internet parfois benn erreur bu ndaw bu amee nit ki da koy daal di fay lu bari lu cher a cher comme ni ñu koy waxee ndaxte ku nekk daf ci daal di génn di tooñaale ak di ci defaale loo xamante ni voilà peut-être lu reetaanlu la Facebook nag li nga xamante ne moo xew ci page Facebook bu Yérim Seck donte certifié wuñu ko waaye fësal na ni page bi moom la waaye li ci génn ci ay photo dafa juum incha allah dina ko rectifier mooy li ngeen gis noonu nga xamante ne actuellement ci subaak léegi internet yëpp a ngi ci yéy di ci yàbbi ku tekk di ci joxe sa commentaire mooy li dal page Facebook bu Cheikh Yérim Seck nga xamante ni ñëpp xàmmee nañ ko surtout moom mi nga xamante ni temps yi ñu ngi koy gis ci jàkkaarloo mu am ci taxawaay bu am solo moom journaliste boobu Cheikh Yérim Seck tey leeral na ci page Facebook officielle am que ni photo mi donte ci page am la waaye dafa erreur la maanaam lu photo yu bari yooyu jàll 203 photos xaw naa dina leen xaw a jaaxal boo leen gisee parfois boo leen tàmm di suivre nit ki mu jékki-jékki rek am benn lu xaw a doy waar luy jàll ci page am il faut toujours ngeen xalaat ni peut-être dañ ko piraté wala nit ki di gérer page bi dafa juum loolu yëpp da ngeen koy xalaat donte fësal na ni page am la waaye photo yi ci jàll dafa juum ñëwaat na ci dina ci rectifier te dina ci gën a bàyyi xel wax naa ko page Facebook personnalité yi wala ñu siiw ñi d'habitude dañuy am équipe
bu nekk ci ginnaaw di ko gérer équipe yu ay ndaw yoo xamante ni ay community manager lañ leen di wax ñoo xamante ni toujours seen xam-xam dafa màcc ci gérer réseaux sociaux yeeg gérer communication personnalité yi te loolu bari na ci léegi ñi nga xamante ne ay nit ñu siiw lañu artistes yi wala personnalité yi dañuy am équipe digitale ci ginnaaw leen gérer seen page Facebook ndax fi internet toll la fii ci jamono ji ak fi réseaux sociaux yi toll ba léegi ñëpp a connecté wu en temps réel ñëpp ay xam information yi wala yor information. leneen li mooy li dal ki nga xamante ne toujours duñ ci jóg di leen expliquer lii parfois yenn internautes yi ñu tuddee leen ay brouteurs maanaam dañuy nekk ci internet di def naka su dul noonu di nax nit ñi envoyé message ñëw nañ fi ak benn cas ci góor gi si Dieng nga xamante ni parfois dafa am ku yor page am maanaam xaw a piraté peut-être yor page bi di dugg ci biir envoyé nit ñi message di leen laaj xaalis di leen wax ni dinaa leen dimbali mais il faut ngeen def ma nii loolu nag moo daal première dame Marème Faye Sall gis nañ page Facebook am bi moom nag j'avoue que ni dafa bari ay page Facebook officielle Marème Faye Sall sur Facebook doo xam ban moo ci bu baax bi ak ban yan la ñuy jàppee ni yii ay fake page la maanaam page yi nga xamante ni baaxul ay nit a koy créer rek ndaxte Facebook lu waaye ñëw neex def créer d'habitude doo leen suivre bu baax comme que moom amul benn page bu ñu certifié doo mën a xam ban mooy bu officiel bi ak bu officielul moo tax bari na ci ñun ñi ay messages yu ñuy jot ay internet di ñu ko partagé naan ñu ay Marème Faye Sall moo leen envoyé message waaye da leen def ndànk bu baax toujours duñ ci jóg di ko wax da leen def ndànk naan Marème Faye Sall moo leen envoyé ay message naan leen mën nañ leen a dimbale waaye il faut ngeen def lii parfois dem ba ci di leen laaj xaalis gis nañ presse bi ñëwoon ci donc balaa ngeen cee dugg ci yu ni mel wala balaa ngeen a tontu message yu ni mel xool leen bu baax naka ngeen vérifier yenn page yi ba xam na page yi ñoom ci boppam ñoo ko gérer wala am nañu équipe digitale bu nekk ci ginnaaw loolu je pense bien que ni Marème Faye Sall santul kenn message pour ñu woo nit ñi am na yeneen moyens voies et moyens yu ñu war a mën a jaar te loolu lu mat a bàyyi xel la ci jamono ji nga xamante ni internet bi dafa toj waaw yaatu lool ba doo xam yi lan moo fees ak lan moo feesul waaye ak émission bi leen télévision Futurs Médias dégtal saa su ne muy li xew ci biir internet bi ngeen mën a xam yan ñooy page yu bees yi dañ ciy ñëw man ak mairie à chaque fois leen expliquer nan la ñuy ràññee page yu wér page yi nga xamante ne ay fake page la ay nit a ko créé nii rek nekk ci ginnaaw yëpp ngeen gën a mën a ràññeeku ndaxte yii peut-être da ngeen koy jàpp lu xaw a boo leen miinee internet loo xamante ni da nga naan lii nan la ko nit mën a comprendre waaye fii ci jamono ji am na ñoo xamante ni maîtriser wuñu bu baax sax te pourtant ñu ngi ci téléphone yi maîtriser wuñu bu baax sax seen téléphone ba sàkkamtuma ak seen internet ni mu mel léegi ci jamono ji donc il faut toujours ñuy gën di ñaax ñun ñëpp suñu biir ndax yëf yi dafa gaaw wax naa ko changement bi dafa gaaw ni muy accéléré woo dafa doy waar ba yëf yi parfois yu bari da lay raw te doo mën a comprendre te loolu am na solo ci jamono ji nga xamante ni mbiri internet dafa doy waar ba lépp fi mu ne nii wax naa ko sànq ñëpp a ngi def ay live ñëpp a ngi def ay post commenté ci actualité yi nga xamante ni doo mën a comprendre sax ñi ciy xam ñëpp ay borom xam-xam lañu comme ni ma koy waxee ci internet bi ci situation bu nekk bu dee Sénégal mooy jouer ñëpp nekk ay entraîneur ku nekk di joxe sa xalaat bu dee politique ñëpp nekk ay politiciens wala ministre bu dee beneen domaine tamit pareil corona fi mu ne nii ñëpp ay docteur lañu ku nekk ngi joxe sa xalaat donc baax na ci ngeen mën a bu baax xool saytu surtout mairie ndaxte ñoom luy audio WhatsApp yenn information yi yëpp dañ koy partager ci seen mbokk yi ci groupe WhatsApp yi balaa ngeen a partager dara xool leen surtout léegi jamono ji nga xam ne ñëpp ay docteur la ñuy di ngay jékki-jékki rek dégg benn audio ñu naan la déglu leen audio bi diw joxe na lii ci corona bi nee nañ baax na ay fake news la corona lépp lu ciy wax médecin moo ciy wax médecins yi sax fi mu ne nii parfois yi fi da leen di jaaxal donc lépp lu ñuy wax ñoom borom xam-xam yi ñoo ciy joxe seen xalaat te loolu baax na balaa ngeen a partager dara ci groupe WhatsApp yeeg Facebook ak leneen ak yeneen xam leen ko bu baax ndaxte yëf yi dafa doy waar te loolu solo émission bi la wax naa ko dañuy boole utile ak agréable leen di reetaanloo mais yoo xamante ni day tax ngeen gën ko mën a comprendre am na benn internaute Apulaay bu wane bi envoyé benn image nii baaxoon nañ di ko def actuellement ñu suivre en live sur Facebook TFM bu télévision Futurs Médias ngeen koy gis en temps réel seen ay commentaires ngi nii ñu ngi koy daal di partager léegi rek am na benn internaute bu envoyé message ne daf ñuy fàttali toujours temps yi ñuy nekkee ci école bi ban Abdoulaye mën nga ma ko wax wan ñu image bi mu nekk image boo xamante ni c'est bien ñu koy partager fàttaliku jamono yi nga xam dañu nekkoon école primaire voilà mi ngi nii mooy image bii ngeen di gis
waaw temps école ban moo nekkoon ce choix envoyé leen ñu seen ay message hashtag bi sunu net la muy Facebook Twitter wala Instagram man nag dànk bi bëggoon naa ko trop waaw da nga ko doon màcc dànk bi ba pare après moom nga daan sànni sa waa classe yi quoi voilà benn internet moo ñu ko partagé léegi wax naa ko émission bi ci ngeen bokk hashtag bi sunu net la da ngeen ñuy partagé parfois seen ay image wala vidéo yoo xam ne gis nañu war nañ ci mën a waxtaan gannaaw ba ñu joxe ay conseils ba ñu échanger ci yenn affaires yi jox leen xibaar yi baax na ci ñun tamit ñuy xaw a relax tuuti ci la bokk ci émission bi la li xew ci biir internet bi ñu leen koy proposé lundi ba jeudi lundi bi man maa fi nekk mardi mercredi ba jeudi man ak Mairie Bey Diouf ñu ñëw ànd ci xibaar wala yi leen di gën a soxal ci biir internet bi chaque jour la lundi ba jeudi miin ngeen heure bu baax bi à partir de 13h30 la gannaaw journal bi nga xamante ne rédaction bu télévision Futurs Médias moo leen koy proposé am na ku ne new bi kii de konkorong bi konkorong bi ne ko bëgg na lu dëgër Apulaay yow ban moo nekkoon sa choix envoyé leen ñu commentaire yi si dem Mali waaw si dem Mali yow bëggoon nga ko si dem Mali ul gis naa ay ul commentaire yaa ngi nii dànk bi waaw man kooku ñoo bokk choix dànk man moom laa doon choisir dànk bi si dem Mali dànk bi vote jaa ngeen jëf bari nañu ñoom internautes yi di réagir actuellement Apulaay wan leen ko ñi ngi nii di réagir en temps réel ku nekk ngi wax sa choix ci question bi internaute bi posé ne bi ñu nekkee temps école ñun ñëpp jaar nañ ci école primaire nan lañ daan choisir te lii mère Astou moo ñu ko daan jaay fii HLM 4E école primaire du ma ko fàtte yii man nag dànk moo nekkoon sama kii bi sama choix seen réaction yaa ngi nii en temps réel ngeen koy gis ci émission bi la bokk ñun ñoo koy bokk muy Facebook Twitter wala Instagram wala chaîne YouTube bu télévision Futurs Médias hashtag bi sunu net la leneen li am na keneen ku envoyé beneen balaa ñoo jeexal balaa ñoo dugg ci le meilleur pour la fin mooy kii kan la wala lii lan la won ñu ancien allumette yi apu li internet bi envoyé léegi wan ñu ko mu wax ñu ban année la woon lii est-ce que amati na ba léegi lii amati na ba léegi lii amoon na ci sax benn théâtre je pense bu tuddoon loolu sama allumette mais ban année la woon il faut parce que internet bi loolu la wax dafa ne lii ban année la woon xam naa dafa def corrélation boole jamonoy théâtre ya mais lii est-ce que mi ngi am ba léegi wax leen ñu ba xam na allumette yi ba tey mi ngi am yàgg nañ ma yónni ci demal jëndi allumette demal jëndi almet hashtag bi sunu net la muy Facebook Twitter wala Instagram internet yee ñuy posté envoyé seen ay images yi ñuy fàttaliku démb parfois semaine dernière ñëwoon nañ fi ay Dakar image yu Dakar années 60 années 70 benn internet moo ñu ko envoyé woon nii la ñuy def dañuy jël parfois ñetti message daal di posté ñu fàttaliku tuuti démb parfois internet day tax yu mi ngi noonu ñu topp ci jamono ji ak information yeeg yooyu ba yu bari dañ koy fàtte pourtant yi fi xewoon la ay année yee ci ginnaaw donte damay tooñ tout souvent naan année 2000 yi xamuñu ko waaye ñoom tamit ñu def ay gëstu la preuve bu ñu posé question kii kan la gars yi dinañ dem defi ay gëstu daal di génnee toujours question yi nga xam dañuy posé tey jii tànn nañ kenn le meilleur pour la fin jaay ci la ñuy jaaree daal di dem ci kii kan la wala lii lan la mooy di ci remercier ki nga xamante ni mooy sponsor rubrique boobu di Jili CSB nekk rond-point cité Kër Góor gi numéro téléphone moo nekk noonu 77 420 34 48 Jili CSB foofu mën ngeen fa am téléphone portable yi Samsung yi surtout fold bu bees bi am na fa am na ci yeneen ay matériels yu bari yoo xam ne électroménager wala ay électronique yoo xam ni da leen di soxal yéen internautes yeeg téléspectateurs yi surtout ci jamono ji seddaay beeg am na lépp loo xam ne da leen soxal moom Jili di ko jaajëfal moom mi nga xamante ni moo sponsorisé rubrique bi ñu duppee kii kan la wala lii lan la d'habitude dañuy tànn kenn yóbbu ko semaine dernière nag posé woon nañu question koo xamante ni yaakaaruma woon ni am na ndaw yu bari yu ko xam te pourtant gars yi dem nañ defi ay gëstu doon nañ ko dégg ci Père Laye Diaw moom ki ñu posé woon question ne kii kan la muy Raoul Diagne wan ñu ko apu kii kan la lii lan la mi ngi noonu voilà Raoul Diagne doomu Blaise Diagne la mi ngi juddu 10 novembre 1910
à Saint-Laurent fi ca France la nekkoon sélectionneur bu équipe nationale du Sénégal nekkoon joueur aussi début année 60 yi mu nekkoon sélectionneur équipe nationale bu Sénégal nekkoon géré woon aussi bokkoon ci victoire bi Sénégal amoon ci jeu de l'amitié yi amoon ci atum 1963 fii ci Dakar moom ba Sénégal njëkkee gagné France loolu fii la woon ci stade Demba Diop je pense dañuy dégg souvent Père Laye Diaw di ñu ko wax di ñu rappeler ndam lu am solo loolu Sénégal amoon ci jeu de l'amitié yi Dakar yi nga xam ne amoon na ci atum 1963 moo tax ñu tànn ci kenn ci internautes yi daal ne ndaxte yaakaarawuñ ni gars yi dinañ trouver lii quoi moo tax ku jigéen sax d'ailleurs lañ choisir wan ñu ko Apulaay mën na dem ci jili nekk rond-point cité kër góor gi jëli loowam peut-être téléphone portable waaw mi ngi noonu Apu wax ma tur bi gisuma ko yaay kenn fay voilà yaay kenn fay na dem jëli loowum fële ca jili rond-point cité kër góor gi peut-être mu nekk téléphone portable mën na ne mu nekk téléphone portable d'habitude jili ay téléphone portable yu am solo lay jox ñi ñuy choisir wax naa ko continuer réagir ci question bi ñu leen di poser kii kan la wala lii lan la d'habitude temps yëpp ñu ngi choisir ci suñu chaîne YouTube bi dañuy dem YouTube replay émission bi ci suuf commentaire fi ngeen di commenter ñu tànn fa kenn mu dem ci jili tey nag dañoo dem Twitter suba mën nañ jël kenn koo xamante ne mi ngi Facebook noonu la ñuy def dañuy mélanger wane nii bari na ci yéen internet yi du ñu suivre Facebook Twitter Instagram ba ci chaîne YouTube bi ci bu télévision Futurs Médias ngir question bi wala rubrique bi ñu duppee kii kan la wala lii lan la wax naa ko dañuy jël parfois kenn koo xam ne def na jaloore bu rëy ci Sénégal wala ñoo xamante ni ñi ngi fi ba tey di fi def jaloore am fulla ci li ñuy def wala ñoo xam ni réew mi dootuñu leen fàtte ñu jël ci seen image yu démb génne leen xool ba xam na ndaw ñi nañ leen xàmmee parfois sax mag ñi ci la ñuy bokk ndax indi woon nañ fi Djiboka benn photo bu yàgg benn mag lañ ko joxoon mu dem mu trouvé woon demoon ci jili wax naa ko boo demee ci jili da ngay photo wu envoyé ñun tamit ñu partagé photo bi ndaw soosu bu demee ci jili day photo wu ñun tamit dinañ fi ñëwaat partagé leen photo bi nga xamante ni fa la jëlee lowam jili nekk rond-point cité kër góor gi di ko jaajëfal ci sunu partenariat bi nga xam ne amal na ko ak li xew ci biir internet bi am na yeneen partenaires yi nga xam ne ñi ngi ñëw ñeneen ñi fi jot a jaar di leen jaajëfal ñoom ñëpp ci wóolute gi di wax ni surtout internet yi nga xam ne ñu ngi leen suivre aussi ñu ngi leen di bàyyi xel bari na ci lool ci parfois ñuy interagir ci yenn yi nga xamante ni produits yi fi jot a jaar di leen jaajëfal yéen téléspectateurs yeeg internet yi mais surtout ñi nga xamante ni ñoo ñu jox confiance sax ñu jeexal ak kii kan la bu bees bi wan leen ko wan leen kii kan la bu bees bi voilà kii de xam naa ne moom gars yi nañ ko teel a xaaj waaw app bàyyi ko ci tuuti nga gars yi ñu def capture d'écran partagé daal di def collage bi daal di bind un peu biographie am peut-être ñu choisir ci kenn suba mu dem ci jili nekk rond-point cité kër góor gi di sponsor officiel bu rubrique bi ñu duppee kii kan la wala lii lan la voilà mi ngi noonu kii kan la wala lii lan la mooy rubrique bi internautes yi wala ñu ci bari di xaar kii nag tamit comme ni ma ko waxee sànq du ma joxe benn indice damay xool ba xam na internautes yi ñi ngi jéem ñi ngi trouver ñi ngi ci almet bi kii nee na Fadiga la baax na waaw ba tey gis nga équipe bi waa régie bi ci ginnaaw ku nekk ngi naan kii la suba nañ ci xam dara wax leen kan la du moom Apulaay du moom waaw du moom du ki nga wax noonu damay bàyyi internet yi voilà am na ñu commencé déjà di commentaire hashtag bi sunu net la wax naa ko day continuer émission bi mooy seule émission boo xamante ne dafa am avant pendant ak après ñu continuer commentaire yi ci réseaux sociaux yi hashtag bi sunu net la muy Facebook Twitter wala Instagram chaîne YouTube bi tamit am ngeen possibilité di commenter di def seen hashtag sunu net joxaale réponse su kii kan la bi di leen jox dig daje gannaaw ba mu remercier bu baax équipe digitale bi ki ko jiite di Adja ñoom ci ginnaaw ñi nga xamante ne ñoo tax ngeen ñuy mën a suivre en live sur Facebook ak surtout sur les réseaux sociaux di remercier bu baax Apulaay mi doon jàpp ci réalisation bi ak Youssou ñoom madame Guissé ñi nga xamante ne aussi ñoo jàpp ngir émission bi gën a jàppandi ba yéen téléspectateurs yeeg internautes yi ngeen mën ñu ko suivre en temps réel di leen jaajëfal jox leen dig daje ba suba mu ànd ceeg mairie ci li xew ci biir internet bi. waaw mais noo def daal la naka nga am erreur. noo bëree. sant yàlla rek sant yàlla. musul am ndam sama xol a naqari bàyyi leen ma jooy.
bu ma kenn nax